ani ñi ko doon laajte wàlli neexul Siobati ñëwati na dalay jaayaat ñaari multiprise Legrand yu mag ba noppi may la benn Ingelect bu ndaw waaw jaay la ba noppi may la lii ci njëg yu xewale lii ci yëf yu baax yi ci marque yu raar Siobati daal mooy première quincaillerie bi nga xamante ne nii moom mooy jaay ci réseaux sociaux moom mooy jaay ci internet boo ñu bëggee woo ak ñuy woo ci 78 457 96 92 78 457 96 92 wala sax nga visiter suñu site internet www.siobati.com. Hey Siobati. asalaamaaleykum mbokk yi ñu siiw wax saa su nekk sur la BPactu ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal comme ni ñu amee habitude di leen ko defal saa su nekk di leen indil seen xibaar yi gën a fës ci réseaux sociaux yi. tey nag dañ koy daal di ubbee rek ak li nga xamante ni moom ñu xëy journal yëpp daal di koy fësal muy décision waa Union européenne bi ginnaaw ba suñu njiitum réew daal di lever li nga xamante ni moom moo di état d'urgence bi ci réew mu Sénégal jël jàpp ni nag le 17 juillet bi ñu di ñëw incha allah la ñuy bàyyi vol yi di dem ak ñëw ci yeneen pays yi waaye Union européenne nag dafa mel ni pare bu ñu pour bàyyi Sénégal daal di am accès foofee ndax décision bi ñu jël. nekk lenn lu dul bépp réew boo xamante ni dafa nekk ci àdduna bi bu ñu jëlee ci yow 100 000 personnes yi bu ñu leen defalee test lu tollook 16 personnes daal di ci amee jàngoro yu coronavirus rek doo dugg ci réewu Union européenne loolu waral na nag mu daal di tëjal Sénégal ay portam waaye ñoom tamit tardé wuñu benn yoon pour tontu ci loolee ñun duñu dem foofu noonu ci réewu Union européenne yi waaye ñoom tamit Macky Sall daal dina leen di tëjal buntu yi ba duñu dugg fii tant que ubbi ñu seen ay buntu waaye wetuñu ci benn yoon waa Ghana tamit décision boobee la ñu jël tant que ubbi liñ leen seen buntu rek ñum waa Union européenne duñu demaat fële ne la ca diwaanu Ghana. ñu daal di wéyal suñuy xibaar ci mouvement aar la ñu bokk ak mouvement ñoo lànk jamono ji nag booloo nañu boolee li nga xamante ni moom moo di seen doole fa seenee jàmbarloo ko Macky Sall mu génnee ki nga xamante ni moom moo di Karim Xurum Xaq ci kaso bi ginnaaw jafe-jafe santé yi nga xamante ni am na ko fa ba ñu daal di koy yóbbu ci hôpital ba di ko traité te ci ak fàttali yàggul dara moom Karim Xurum Xaq feebaroon na fi feebar bu metti ba ñu évacué woon ko ca bitim réew ngir daal di koy faj jamono ji nag boobu ba tey ñoo ngi kaas dégg wuñ leen benn yoon waaye jàpp nañu lépp loo xamante ni dafa dal Karim Xurum Xaq rek Macky Sall moom mooy nekk responsable bi. ñu daal di wéyal suñu xibaar ci diwaanu titre foncier yi nga xamante ni yëngu na fii nii ci Sénégal ginnaaw ba ci Barthélémy Dias defee ay révélation ak ñeneen ñoo xamante ni ñoo ngi ci réew mi ay banlieue nag ñoom ñoo décidé amal benn manifestation ci dimanche bi nii incha allah. ndax li nga xamante ni moom moo xew fële na leen ci gàddaay yi maanaam 253 maisons yi nga xamante ni toj nañ ko ba pare daal di fay gaañ ñaari ndaw yoo xamante ni seen blessures yi grave na lool ba tax na nag seen marche bi ñoo ngi koy tàmbalee fële na leen ci diwaanu Malika te dinañ àgg ba diwaanu Tivaouane Peulh. jamono ji nag suñu njiitum réew pare na tembe pour réparer dégâts yi nga xamante ni moom la jàngoro yu coronavirus def fii nii ci réewum Sénégal ba tax na nag mois bi ministre yi ak député yi daan jël di ko vacances daal dina leen ren rek dañ koy supprimer concentré waat ci liggéey bi ba yóbbuwaat Sénégal ci niveau bu mu nekkoon wala lu ko ëpp ndax jamono bi bu ñu beesee suñuy bras rek Sénégal dina suuxee économiquement. suñu xibaar fële na la ci diwaanu Saly ñax-ñaxal gis nañ fa nag ab benn bande ghanéen yoo xamante ni 13 personnes ya ñu woon jël ay xale yu jigéen tëj leen ci benn appartement di leen dundaloo prostitution maanaam esclavage sexuel di woo ay nit ñu leen di sëkk ak ñoom ba pare ñuy am xaalis ci ak fàttali yàggul dara Dakar Njaay fii tegoon nañ fi ay nit loxo ndax loolu noonu lañ doon def mu nekk phénomène boo xamante ni nag dafa tàmbalee bari lool ay xale yu jigéen yoo xamante ni ñu ci bari dañ leen di sàcc séquestré leen ñu ci bari nag dañ leen di nax rek ba daal di teg ci ñoom loxo di leen dunduloo métier boobu 24 heures ginnaaw ba suñu njiitum réew teggee li nga xamante ni moom moo di couvre-feu bi Dakar moo ngi mel ni tulleek màlle agresseurs yi daal di yeewuwaat daas seen paaka ak seen ay jumtukaay yi nga xamante ni moom mooy waral ñu def seen xeetu ñaawteef waaye cette fois-ci nag dañoo gis ni
ay moto la ñu yor commencé waat di këf ay saagu xale yu jigéen ay téléphone portable ak leneen ak leneen démb rek ci journée bi gis nañ ñu ci bari ñoo ngi déclaré ay agression ci rajo bi ak ci télé bi ak fépp mu nekk loo xamante ni nag police yi war nañ cee taxawaat ndax askan bi ñoo ngi koy kaas te ba ñu yëkkatee couvre-feu bi ak léegi matagut sax 24 heures. ñu daal di jàll fa ne la ci tribunal bu Tambacounda Pape Alioune Fall mi nga xamante ni moom la ñu jiiñoon ni moom moo faat bakkanu Binta Camara ci at bële na leen ñu génn booba tey nag mi ngi woon ci kaso bi jugement ubbi nañ ko ci mois bi tey jii ci alxames bi le juge bi di prononcé wu ci sooru Pape Alioune Fall dañ koy tëj ci am déet tey jii lañ ciy xam dara ak lu ci mënti am daal procès bi passé moom waxoon nañu sàkkawul Binta Camara te tamit jëlul woon bakkanam dafa yëkkati woon ay kàddu teg ko ci waajuram bu góor loolu moom moo merloo woon Binta Camara ba mu daal di koy songu di ko dóor ba ni mu ko ba mu xëy mu daal di daanu ci lal bi avocat am tamit daal dina koy défendre ba la wax kii nii di juge bi mu daal di def clémence ci dossier boobee. suñu njiitum réew ginnaaw ba mu teggee dicté yi nga xamante ni tegoon na ko ci réew mu Sénégal lu ci mel ni état d'urgence bi couvre-feu bi ak yeneen ak yeneen cette fois-ci nag mi ngi instituwaat bu baax a baax pour que nit ñi di sol seen ay masque te loolu dénk ko kenn ku dul policier yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci mbedd mi ñu teg ci seen bët di leen surveiller bu baax a baax képp koo xamante ni da nga génn te takkoo masque rek ñu daal di lay ramasser daal di lay yóbbu ci kaso bi ndax ci ak fàttali jàngoroy coronavirus mi ngi ci réew mu Sénégal ba tey te mi ngi continuer di fi amal ay dégâts. comme ni ko sénégalais yi tàmmee di amal saa su nekk rek jël ab célébrité déclaré ko moo wax ci réseaux sociaux yi loolu nag dafa mel ni dafa commencé nekk tendance ci réew mu Sénégal. ba tax na ba ñu jógee ci Baye Eli cette fois-ci ñoo ngi ci Omar Pène daal di koy déclaré moo wax ci réseaux sociaux yi moom nag ci saa si la daal di fësal boppam di wane ni mi ngi ci jàmm ak salaam te dërëm jotu ko di ko ñaanal yàlla gudd fan te bàyyi ko ci njabootam gi ba ci kanam a kanam. ñu daal di wéyal suñuy xibaar ci rakko Youssou Ndour bi Aby Ndour ginnaaw ba mu fësalee ab benn photo bu triste ci Snapchat am daal di ci yëkkati ay kàddu yoo xamante ni dafa mel ni kuy tàggatoo ak askan bi publier ko boobu ba tey nag nit ñi ñoo ngi doon jaaxle waaye leeral bi ñu ci am mooy que ni moom Aby Ndour loolu dafa tombé woon nag jour anniversaire am donc mu doon def ab blague di ko jëmale ci ay fantam waaye dafa mel ni nit ñi rafetlu wuñ ko benn yoon ndax boobu ba tey rek ñoo ngi koy sànni ay trac ak di ko critiquer ci réseaux sociaux yi di ko delloowaat ci yàlla di ko yëgal ni yenn yu ni mel artiste waru koo def koo xamante ni ñëpp lay déglu ñëpp ñoo lay seetaan. fële na la ci diwaanu King Fahd Palace lu toll ci 192 travailleurs la ñu yóbbu chômage technique te ñetti weer yi nga xamante ni jàngoroy coronavirus gën a si woon na ko ci réew mu Sénégal la booba tey nag ñoo ngi doon déglu yaakaar ni dinañ leen woowaat waaye ginnaaw bu ñu ñëwaatee dañ leen a dàkkat lu toll ci 2 mois ñoom nag parewuñu benn yoon pour accepter ko ba tax na ñoo ngi amal ay manifestation foofu noonu ci diwaanu King Fahd Palace te yëg ni bëgguñu leen lu dul départ yu Racine Talla mi nga xamante ni moom moo jiite bërëb boobu. bu ko defee rek dañ koy daal di jeexalee tey ci bilan wu jàngoro yo coronavirus bi tey ci 2 juillet 2020 bi ginnaaw ba ñu amalee lu toll ci 1160 tests 129 ci ñoom ñoo amee jàngoro yo coronavirus bi mu nekk 96 contacts ak 33 cas communautaires. lu toll ci 54 personnes nag seen wér-gu-yaram daal di ne mucc ayib waaye bu ñu defee bilan bi depuis le 2 mars ba suñu joonu yàlla yi tey jii gis nañu lu toll ci 7054 personnes daal di amee jàngoro yo coronavirus ci réew mu Sénégal 121 décès ginnaaw bu ñu amaatee juróomi nit yoo xamante ni ñoom ñoo ci bàyyeekoo tey jii nii ci alxames bi lu toll ci 4599 personnes seen wér-gu-yaram daal di ne mucc ayib 2333 personnes sous traitement 36 cas graves di ñaan yàlla rek naka la tiis bi nga xamante ni jàngoroy coronavirus mi ngi wëyal dañu ko tekk mu daal di ko fi yemale ci na mu gën a gaawee ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi bàyyeekoo fa ñu jëm daal di leen di gënal fa ñu jóge di ñaan yàlla tamit dañu daal di tàqalikook jàngoro bi ci na mu gën a gaawee mbokk yi fi lañu yem ak yéen ci seen xibaaru Actunet ni leen jaajëfal te di leen jox dig daje ba suba incha allah. jàngoro bii di coronavirus mu ngi ci yenn réew yi ba ci sunu réew mii yii nag ñooy ay màndargaam yaram bu tàng jafe-jafe noyyi sëqët apat put buy metti ngir mucc ci ministère bi yor wérgu yaramu askan wi moo leen di fàttali yile tegtal di raxas loxo ak ndox ak saabu wala ngay laal alkogel
booy tissooli wala ngay sëqat nga jël mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit wala it nga lem sa loxo ci conc bi di moytu joxe loxo saafonte ak it mbooloo mu bari di dajaloo ngir am yeneeni leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara xibaar bi ministère bi yor wér gu yaramu askan wi moo leen ko baaxee